mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru diggi bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi élection locale dañ ko amal ci atum 2021 jor ngi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi moo ko xamle Antoine Félix Abdoulaye Diome mi xamle ne matuwaay ca war dañ ko ca jël fichier électoral bi tamit dañ ko càmbar waxtaane yooyu le woote ba tënku ci kàddu su ko defee ñu mun caa sóobu ci atum 2021 daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi ñii di ay militaire invalide amee jafe-jafe ci toolu xare ci jamono ji jaaxle nañu lool ndax ba léegi saafara amagul ci seen jafe-jafe ci journée gu ñu jagleel forces armées dañ ko mujjee du mooyu ñaawlu nañu xaaj ak seen gàncax def daa ngeen ci dégg leeral yeeg Fatou Bintou Diouf ñaareelu xaaju xibaar yi dina ci bokk xibaar yi ñeel bitim réew laata ñu leen di jukkil xibaaru yéene kaay yi mbokk yi bu nees ki sémadik ak yéen ci yaatalum xibaar yi. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko door rek jafe-jafe ca Dakar na foofee nag liggéeykat ya jaaratuñu taal ak direction ba la ko waral bokk na ci ndàmpaay goo xamante ne société ba da koy fa bañ a fay liggéeykat yooyu le ñoom ne dàquñu sax bay tamit amal li nga xamante ne mooy toogaanu ñaxtu ba dossier boobee sax mun naa dem ba teeri ji fu mbaxana doone benn foofee ca tribunal ba dañ ci dikkaat ak suñu naataango yi lu aju ci talaata ji bëccëg gu ñu jagleel solidarité mu ñeel armée gi fi nga xamante ne mooy ca camp militaire yi nag ñi nga xamante ay militaire invalide te ne woon ci toolu xare jëlee fa gaañu jot nañoo wane tey seen métit ci jafe-jafe yi ñu dund booba léegi te saafara amagul amoon nañu yéene amal doxum ñaxtu dañ ko faf ay leen ko dañ ci teewlu ko yor seen kaddu Soriba Camara lay buyoo ay kàddoom ci micro Fatou Bintou Diouf. bés bi tey mooy bésub naxar dafa war a nekk buñ ko wootee mu nekk bànneex si bànneex mooy lan mooy que liñ ñu war a jox ñu jox ñu ko mooy que augmenter suñu pension invalide ak suñu pension mixte bi maanaam suñuy njaboot mën a fajoo si hôpital yi mag yi ba pare ak suñu soxna yi ba pare aussi tamit rappeler ñu ko fay ñu ko ba pare ak suñu 10 millions ak suñu kër def naa ne ñun loolu rek la ñu soxla woon si bés bi tey te léegi si biir loolu dafa am ñoo xam ne parmi si ñun suñu biir dañu jël ñii benn la ñu woon ñu def affaire de politique te affaire de politique warul am si ñun parce que bal xamul kii xamul kële xam nga léegi politique boobu mooy jël ñii fay leen bàyyi ñii te loolu moo nekkul lu dul yoon lii yoon mooy ñun ñëpp ñooy xeexandoo tenue bi benn la parce que xaaj ak seen bu fi amee kon du ñu mën a musa mëne guerre te guerre jom la ful la fit fayda xam nga loolu moo koy kii sunu mbébét nag tey mooy ko autorité yi ñun daal lu ñu soxla mooy bés bi tey muy dellu si sunu xaalis daal soxla nañ ko vraiment. leneen ci xibaar Sénégal ak la mu mun a jëlee ci pétrole ak gaz bu Sénégal na feeñ ci bërëbu fajukaay yi kuréel gi boot ay médecin bokk na ci tamit ay pharmacien chirurgien ñoo ko xamle ci ndaje waxtaan gañ doon amal ca Toubacouta dañ ci teewlu docteur Mamadou Méry Camara ay kàddoom ci micro Alassane Ba. tëralin yi nga xam ne ak koppar yi ñu nar a dugal pour tabax ay hôpitaux yu bees ak defar hôpitaux yi nga xam ne dafa am lu ñu manqué. gis nañ ne yu am dayoo la. waaye nag il faut ñu wax koom bi fu muy jóge loolu dañ koy booleeg soppik ay tëralin. ñaan état bi mu waxtaan yaatal waxtaan bi ñëpp ànd ci pour mu mën a dox. yaakaar nañ nag pour que jàmm am ci secteur de la santé jéego bu njëkk bi moom mooy respecter dige yi. seetlu nañ ne décret bi nga xam ne mooy firndeel retraite à 65 ans yooyu lu ñuy rafetlu la te loolu ci accords yi ñu respecté la. ñu fàttali ko rek ne accords yi am na yenn yu des nga xam ne ci ay parcelles d'habitation la yoo xam ne dañ ko ñu ko war a jaay mbirum salaire yi tamit am na étude bu ñu defoon ñu ngi leen di ñaan tamit ñu jël
tëralin ñu war a jël daan nañ déggoo ci kàddu ba nga xam ne doo dégg ñaxtu yu bari ci télé yi donc loolu la ñuy wax gestion démocratique des ressources humaines il faut que ñu dellu ci loolu mën nañ nangu ne privé bi dogal ci loxoom pour financer hôpitaux yu mag a mag waaye luy clinique bu Yamambaay ak cabinet médical mu nekk officine pharmacie mooy cabinet yi faj bëñ loolu sunu ñooñ ñi nga xam ne loolu la ñu jàng ñooñu ñoo ko war a mën a ubbi te loolu SAMES du ci dellu ginnaaw. leneen ci xibaar jëm ci wàllu paj mi maire bu Mbao di Abdoulaye Pouy maire gox ba jot naa yi tamit tabaxaat bees maternité ba ne ca Poti Mbao maternité boobu ci atum 1974 lañ ko samp ba léegi demoon bay màgget ñu bari ci soxna ya ñemetuñ woon fa dugg beesalaat nañ ko ci jamono ji sàkku nañu tamit ci ministère gi yor wàllu paj mi ñu fexe ba ñu sampaat yeneen i bërëb bu fajukaay ca googule commune dañ ci teewlu Théodore Semedo. li nga xam ne askanu Petit Mbao mu ngi ko doon jàmbat mooy waanaam maternité bi jeex na ndaxte ñi ngànk mairie bi de ñoom dañ ko tabaxaat ci 60 millions Ablaye Pouy bi nekk maire gox bi andil nañ ci ay leeral. demee ba dëkk di xool mu am benn maternité dem ba sa yaay wala sa sœur yi wala sa soxna yi bu ñuy dem sa maternité boobu ku fu dugg boo téenee naan ndax balaa may génn li du daanu sama kaw wala bu ñu la demal visite nga ne déedéet du ma dem fii. ñooñu nag suñu demee bay dem fenn fu gën a sori ñu ne war na si ñun ñu xool nan la ñuy fexe ba lii ñu defaraat dañ jàppale ñu si nag ba loolu yëpp mu sotti ñu ne woon dañuy ñëw pour delloo leen seeni mbir. ci benn cérémonie bu ñu amaloon ci buntu maternité bu bees boobu tax na meeru gox bi ba tey yëkkati ay kàddoom di sàkku ci nguur gi ñëw dimbale ko tabaxal ko beneen poste de santé askanam yi nga xam ne autoroute à péage daf leen laal. bëgg nañu poste de santé bii nekk après péage ñu tabaxal ñu ko président tabaxal ñu ko suñu ko defalul de dinañu góorgóorlu jéem a defaat comme bii waaye xaalis boobu waroon naa mën a jëm feneen te xam naa ne yow ni nga bokke Mbao ni nga féetee Mbao mbokk yi nga am ci Mbao soo yëgee suñu soxla yaakaar naa ne du fanaan te yeggul fi mu war a yegg te xam naa ne bu dee am na yu ñu la jox nga war kaa defal ñaan nañu si turu Mbao bi yëpp poste de santé bi am après péage monsieur le ministre nga jàppale ci ba boobu mën a sotti. loolu ki nga xam ne moo nekk jëwriñ bu ñu dénk wàllu paj bi Abdoulaye Diouf Sarr ne dina si xar tànku tubéyam ngir ñu génn ci jafe-jafe yooyu. jarul may dem ba si président bu la neexee nga lancer sa appel d'offre léegi danañu defar poste de santé ba lañu wax poste de santé boobu docteur man nga jàpp ne dans le BCI du ministère de la santé 2021 danañu ko inscrire muy poste de santé boo xamante ne son excellence le président Macky Sall moo leen ko may jaarale ko ci sama loxo. moom mu nekk nag bokk moomeel bu moom boppam Mbao am na juróomi poste de santé 200 000 habitants lu ëpp ci 100 quartiers ci dëkk boo xam ne 20 kilomètres carrés la am. ki ne ko yéen fi ci diwaanu Mbao Théodore Semedo Walfadjri. Théodore Semedo ñu ngi koy jaajëfal yàggul dara ay mool teerse nañoo ko feebar ca Thiaroye-sur-Mer newoon ci jafe-jafe ci lalu hôpital ñoom ñëpp faj nañ leen ba ñu wér péng delluwaat nañu ci seen jaboot ñu bari ci ñoom sax delluwaat nañu ci géej gi dem napp ji waaye nag terewul sàkku nañ ci nguur gi mu xoolaat li nga xamante mooy accord de pêche yi licence de pêche yooyu le sànq nañu bari ci ñoom dañ ci teewlu seen ñaxtoog seen yéene ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. ndox la woon rek. ndox mu fi jaaroon la rek te dalul woon ñëpp sax parce que dangay gis gaal goo xamante ne si juróomi nit la kenn la si dal gaal goo xam ne juróomi nit la mu dal ñëpp ndox la rek léegi nag nit ñi naan ay jën yi ñoo fi indi affaire jën yi ñoo fi indi mais jën yi nuyu fi dara jën moom bu doon joxe feebar kon moo lépp deegoon nañ bi yàgg waaw parce que jën moom bañ juddoo ba léegi moom la ñuy lekk kon bu ñu xëyee rek ne jën moo indi feebar si géej gi ba tax suñu jën yi jaratul defatul dara dañuy dem géej ba teer doo jaay dara ndax ko wax mun la jënd dafa am feebar jënd dafa def naa waaye ñu ngay dem di ñëw wax dëgg yàlla dem nañu ma ñëw dara daal leen kontaan nañ si moom kontaan nañ si moo gën niñ defoon parce que niñ defoon baaxul jógee dëkk ak dëkk ñëw fii war campagne ci war liggéey yóbbu sa say waajur ñëw ñu naan bu leen dem géej loolu moom arrangé wul mool yi wax dëgg ñenn ci mool yi ñoo ko am léegi nag ni ñu waxee feebar bi
léegi dafa dem ba jën bi ci boppam sax léegi jaratul par exemple tey jën bu doon jar kees 50 000 léegi mi ngi jar kees 25 000 c'est parce que nit ñu jàppe feebar bi taaw yu ko yóbbu ko fi nga xamante ne nii dem nañ ba léegi nit ñi amatul sax fitu lekk jën yi ba pare géej gi actuellement nii ñëpp xam na ne tamit dafa yàqu gouvernement bi gis nga jaay na géej gi ah yow fi nga daan yegg di jàpp ay jën léegi na ngay def ay centaine de kilomètres ci géej gi am déet maanaam pour ñu joxaat autorisation nañu mën ngeen a delluwaat ci géej gi ndax ñun géej gi la ñu am géej gi la ñu yaakaar si lañ yaakaar dund ci si lañ yaakaar dund ci tamit suñu njaboot. mooy daal dem géej moo ñu arrangé ñun ñëpp feer bi wàllewul naka ñëpp a dégg maanaam yéen ñi nga xamante ne maanaam déggoon ngeen ka maanaam pour ku ko déggul ñu déggaat ke ñëpp xam ne jël feebar bi wàllewul. doxum ñaxtu ca kër Moussa foofee ci kuréel gu ñu duppee aar suñu moomeel wàccoon ca mbedd ma ngir ñaxtu ñàkkum ndox gu tar goo xamante ne ñu ngi koy dund ca biir dëkk ba mar naan sax taxu fa mun a naan ndox dem ca gox ba yi tamit doon na lu jafe ndax yoon yu baax la ñu amut ba tax na jot nañ ko yëggee kilifa ya fa yeewoo dañ ci teewlu Ibrahima Ndiaye. askan bi yeewoo ci zone bu sud bu commune bu Kër Moussa génn nañu rek ci seen noppi gi ni nekkee woon ngir laaj ndox mi ñuy naan ci seen diwaan boobee ñoom sax dañoo mujj génn rek def benn doxu ñaxtu. Kër Moussa mu ngi dem ci commune bi 36 villages mais li nga xam ne moo xew tey ci ñàkkum ndox mi waral ñu dajale fii tey def na ci ay 9 villages yoo xam ne tey ñu ngi dund ci crise ci ñàkkum ndox. loolu mooy faute lourde bi nga xam ne comité gestion def nañu ko tax ñu coupé tey benn compteur boo xam ne moom la ñu jox 9 villages nga xam ne tey boo ko coupé yaa ngi mel ne ku jox benn kër rek nga coupé ko 9 villages dal di daanu dootuñu am ndox. beneen jafe-jafe ngi nii muy li nga xam ni askan bi yeewoo ci zone sud bu Kër Moussa mu ngi koy dund mooy seen gox ba amul benn yoon bu baax bu sukkandikoo ci kaddu askan wi. parce que teg nañu loo xamante ne amuñu kenn ko fi mës a teg ci suñu commune. carrière baa ngi nii dëkkaan yi amul benn xam ne mët na 1 kilomètre amuñu ndox ci ay kàmba la ñuy dugg amuñu yoon ci ay kàmba la ñuy dugg boo jógee mbul di ñëw tuuli ci ay kàmba ngay dugg boo jógee tuuli di dem landu ci ay kàmba ngay dugg te carrière yi fii lay tibbee ndox suuf si di dem Dakar di defar tali Dakar Ndiaye loolu la ñuy jooy ñun sentiruñu suñu maire te dañ koy wax. yooyu jafe-jafe moo waral seen diwaan ba daal daanaka dañ koo fàtte moo tax ab sukkandiku amu fa moo waral nag askan bi def benn dànk rek ngir génnee ci seen diwaan boobee ci gute gi mu nekk gute boobee sax ñu jàpp ne kenn defu leen ko lu dul seen jaraaf bi nga xam ne moo jiite seen bokk moomeel di Momar Ciss mënu sukkandikoo ci kaddu askan wi. maire sax un bon maire xanaa sax dëkk bu ne chaque semaine nga indi benn citerne sax may ko nit ñi bu fekkee sa xol am na yërmande mais saretu mbaam la ñuy takk rooti site regassement wala rooti catholique te ñun ñoo nekk ci digg bi ci milieu bi site bi mooy avant aéroport bi mooy après ñun ñu ngi ci digg bi connexion bi ñu dagg ko ndax bor boo xam ne 9 millions la mu ne tekk ba mu neex ko ñu déclarer marche mu jaxase carte bi parce que politique am loolu la day xaar bi ci dernier moment yi mu génn wax benn wax caxate leen waaye ñu ngi koy xamal ne loolu jeex na lim ñu wanoon ci ndox mi yëpp amul. Thiès Walfadjri rajo TV Ibrahima Ndiaye. mangoog Ibrahima Ndiaye ci googule doxum ñaxtu ca Kër Moussa jëriñ nga ñu dénkoon wàllu énergie ca nguurug Macky Sall Thierno Alassane Sall ma nga fa woon fàttali ne bëri na la ñuy dig askan wi te duñ ci jëf lenn ñoom nguur gi kàddoo yooyu le nag la jot a yëkkati foofee ca Kër Moussa dañ ko ciy teewlu ci micro Ibrahima Ndiaye. bokkoon nañ ci ñu sos APR bañ koy sos dañu ne woon yii dina fi jógee moo taxoon bu ngeen fàttali ko président de la république bokk na ci yi mu njëkkoon def mooy tas Sénat parce que xam nañu am na ay soxla ak ay yitte doomu aadama yu gën a tar comme yi ngeen di dund nii que di def ay sénateurs yi nga xam ne da nga leen di jox oto jox leen salaire jox leen lu ne te dëkk yu mel nii amul ambulance jox leen budget bu doy pour ñu saytu lu ngeen di dund te yéen a ngi taxaw fii ñaxtu ça veut dire que saytu boobu amul luñ leen jëriñ may wax nag li fi nekk lii conseil départemental am na ci wàllam maire am na ci wàllam au conseil des collectivités territoriales ndagam li mel nii moo taxoon ñu teg ko am na ci wàllam député bi ak assemblée nationale am nañ ci seen responsabilité ndax ñoom ñooy voté budget bu ñu daggalee budget président de la république ne day def TER ne day def centre Abdou Diouf ne day def Dakar Arena boo xam ne yéen soxlawu leen ko
day def conseil économique et social jox ko 9 milliards alors que c'est des postes de santé matrone yi amuñu luñ leen fay ñu jox benn président fin de mois bu ne institution yi ma wax yëpp fonds politique 50 millions par mois alors que yéen a ngi jooy 9 millions te 9 millions yooyu nu ngeen ko waxee jàddul parce que yéen dañ leen waroon branché Sen'Eau ndax warul am ñaari Sénégal Sénégalu bukki ak Sénégal ku bukki di sédd bukki moom fépp fu mu féete courant bi fa la gën a yomb ndox bi fa la gën a yomb otoom taxaw na bu soxlaa buy déplacer ambulance day tegu ci ginnaawam te bukki moomu nee na yéen lay liggéeyal te yéen amu leen ambulance amu leen ndox bu amu leen poste de santé amu leen yoon donc xam leen ni bukki séddale bukki boobu war na doy. lu aju ci marché yi faral di lakk ba mujjee mooy la xewoon yàggut ca marché Ocass ba ne ca Touba tax na njiital bokk gis-gis Pape Diop ma nga woon foofee ca Touba ngir massawu jaaykat ya ne woon ca marché ba njiital bokk gis ne lay saafara jafe-jafe marché yi faw ñu taxawal fii ab société publique privée guy bëgg di tabax marché yi di leen saytu dañ ci teewlu leeral yeeg Mamadou Matar Sarr. gannaaw ba mu ñëwee fii ci Touba ci marché Ocass seet si commerçant yi nga xam ne ñoo lakkale président bokk gis-gis Pape Diop ne jot na nguurug Sénégal ut pexe ci lii balaa commerçant yi di jeexal li ñu yor ndax kat lakk saa su ne mënee su cee dëkk. marché yi nag ci Sénégal bii mooy lakk mujj bi waaye série bi gudd na. war nañ ci am ay xalaat yu yaatoo yaatu ba nga xam ni marché Sénégal dootul lakk te Sénégal urgence la ñu tabaxaat marché yi réhabilité leen ba nga xam ni lii dootu fi am. ngir ut saafara ci lakk yi marché yi dëkkee Pape Diop defal proposition nguurug Sénégal mu di lëkkaloo gu ñu war a mën a nemmeeku ci ay société boo xam ne dañ koy taxawal moo xam public privé. la mise en place d'une société privée nga xam ni day am comme mission mu tabaxaat marché yi waaye au-delà de tabaxaat dañu pour man sama xalaat dañ leen a war a jox gestion marché yi mais société la boo xam ni composition bi mën na nekk état les privés et les commerçants. mais état li utilité dans cette société mooy day indi garantie pour cette société dina mën a leb non seulement dans toutes les banques avec la garantie de l'État société boobu dina mën a lever des fonds sur le marché obligataire bu ko defee nag état mooy jox mission société boobu marché Touba moom ngay commencer. marché Diourbel marché Kaolack ainsi de suite. Pape Diop mi ñëwoon fii ci Touba ci marché Ocass jël na enveloppe bu 1 million jébbal ko ñi nga xam ne ñoom la natt bi dal seen kaw mu di lu ñu rafetlu bu baax ñoom commerçant yi marché Ocass bu Touba. li ñuy xalaatal dégg nañ ko kon ñun ñu ngi koy daal wax ni ko ci suñu mag daal bi mu doon ñoo ngi koy wax ni ko ci wàllu boobu ñu ngi ko ci bàyyee xalaatal bi. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. lu waaju ci contrat gi dox ci diggante nguurug Sénégal ak Eiffage ñeel autoroute de l'avenir ak itamit yaatal ak leeral nañ googu lépp autoroute diggante Thiaroye jàpp Kër Massar liggéey ba daanaka yemb na luñ ci xayma ci koppar toll na ci $1 milliard ci suñu koppar dañ ci teewlu xoxandong ñu dooroon ko ci weerub juillet bii ñu wees liggéey bii nga xam ne waa Eiffage sumboon nañ ko ci autoroute de l'avenir mu ñell teg ay lampa ngir rekk yokk kaaraange gi yemb na liggéey gi ni mel nag ñu ko doon amal ci juróomi kilomètres yu toftal mu ngi dikkee waa Eiffage lu tollook $1 milliard ci suñuy koppar. liggéey yi ñuy sumboon te mu jëm ci wàllu éclairage bi dafa bokk ci li nga xam ne contrat bi daf ñu ko sas contrat bi moo waxoon ne trafic bi maanaam oto yi daw ci autoroute bi bu ñu tollee ci benn section rek 50 000 par jour tronçon boobu dañ fa war a def éclairage loolu la contrat bi bindoon 2009 ba ñu koy signé ak état bi dañoo constaté nag depuis daaw que tronçon Thiaroye Kër Massar bi atteindre na objectif boobu moo tax
bi ñu waxtaan ak état bi ñu décider ne dañuy réaliser travaux yi ci tronçon boobu maanaam diggante Thiaroye ak Kër Massar. moo ngi toll ci wàllum 6 milliards boo boolee liggéey bi ñu sumb diggante Thiaroye ak Kër Massar ak tamit boo xoolee sortie yi maanaam fi nit yi di génnee ci autoroute bi. Khady Thiam Gaye njiital projet bi nag di àddu rek ngir wone mbégteem ci liggéey gi ni mel waaye itam fësal yenn jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko doon jànkonteel. tey kontaan nañ trop ci projet bi ni mu demee ndaxte lu waroon am sur 7 mois ñu def suñu kéemtalaay kattan ba ñu respecté délai yi pare même avant date bi ñu annoncé woon loolu lu baax la. alors problème yi ñu doon jàkkoonteel mooy le fait que ñu wàññi tali bi ñu wàññi largeur tali bi même si jot nañu garder 2 voies yu clients yi di mën a circuler. yeneen jafe-jafe yi aussi mooy am na yenn travaux yoo xam ne guddi lañ ko doon def et dañ daan tëj autoroute bi. bu weesoo solos ji lumière yile nar a am ci autoroute de l'avenir ji Eiffage mu ngi dugal ci projet yile ab loxoom ci xëyum ndaw yi waaye itam ci koom-koomu réew mi. projet bi bu ñu xoolee ñi siy liggéey rek ëpp na juróomi téeméeri nit yoo xam ne ñoo ngi ciy liggéey. bu ma jëlee rek CKSA boo xoolee comité de direction bi daanaka ay sénégalais rek a fa nekk projet bi yëpp ñaari expatriés kese ñoo si nekk. Eiffage tamit bi mu ñëwee fexe na ba xam-xam bi nga xam ne moo taxoon ñu choisir ko parce que looloo taxoon ñu jël ko c'est parce que xam na métier bi yàgg na di ko def feneen bi mu ñëwee fii tamit fexe na ba xool nan la munee fexe ba ay sénégalais yi liggéey si projet bi mun a am. compétence yooyu nga xam ne moom moo taxoon ñu choisir ko. Eiffage nag mu ngi àddu rek ngir xamal ni duñu bàyyi di amal ay liggéey ci autoroute de l'avenir ngir rek yokk kaaraange askan wi waaye itam fexe rek ba nit ñi di mën a dem ak ay dig ci ay anam yu mucc ayib. ñu ngi koy jaajëfal xooxandong lu waaju ci opération de désinfectation ak itamit saupoudrage goo xamante ne amal nañ ko foofee ca commune bu Diofior ngir mun a xeex yooya sous brigade d'hygiène bu gox ba feggoog waa Ndakaaru ak waa Kaolack soobu ci liggéey gu yaatu ak waa mairie bu Diofior dañ ciy teewlu Alhassane Ba. su brigade service d'hygiène bu Diofior ci opération biñ doon amal ci dëkk ba ak yeneen dëkk yu ko wër brigade yu Kaolack ak yu Dakar ñëw dooleel leen ci matériel waaye tamit ci ay ndaw ngir ñu désinfecter lépp luy lieu de culte ak service yu nekk ca gox ba adjudant Yellitin mooy ki jiite su brigade bi. donc tey service d'hygiène bu Diofior dafa am appui bu rëy boo xam ne brigade Dakar ak waa Kaolack ñoom ñoo ñëw mobiliser wuñu pour jàppale ñu ci liggéey bi boo gisee mooy ñu indi fi rek appareil ak ressource ak personnel boo xoolee plus de 35 personnes ñu ngi fi ñii ñi ngi jógee Dakar ñii ñi ngi jógee Kaolack pour ñëw jàppale ñu ci liggéey bi ñuy def donc dañuy désinfecter lépp luy lieu de culte mooy mosquée yi mooy église yeeg école yeeg les services là. Pape Sarr di kenn ci agence service national d'hygiène jógee ca Dakar ne du ñu yem ci bëccëg gi ndax guddi gi tamit fépp la ñuy puudar. ci guddi gi aussi pare nañ pour def le saupoudrage soo ko déggee mooy puudar dëkk bi aussi fépp fu ñuy jaar ci journée bi dañ fa nar a jaar ci guddi gi loolu aussi lépp day dugg ci xeex pour lépp luy ay yoo ay mat lépp la ñuy wax ne désinsectisation waaw loolu aussi souvent suñu koy def day ànd ak ñaari opération lay doon boo xam ne désinfection la ak désinsectisation. Youssou Diom di jaraafu dëkk bi di Diofior fësal mbégteem te ne li nu mel la mosut am fenn ci mim réew. c'est une journée exceptionnelle boo xam ne mosuñu ko gis fii ci Diofior mooy service national d'hygiène mobilisé ñëw pour vraiment apporter une propreté. Un nettoiement mais une désinfection de tous les lieux de culte école yeeg ak vraiment service yi nekk fii yëpp njëkk ak jumaa yëpp mu nekk lu xam ne lu exceptionnel lañ ko mën a waxee
ci fàttali opération de désinfection et de désinsectisation ñu ngi ko amal ci sababu agent service d'hygiène yu fekk baax sa Diofior ci ndimbalu service national d'hygiène ak mairie ba liñ ci jublu nag moom mooy xeex mbas mi di Covid-19 waaye lu mel ni sibiru ak yeneen i feebar daal dinañ ko ci dëxëñaale tax nu désinfecté li ko dalee Diofior dëkk yi ko wër ba Samba Dia waaye tamit saupoudré Diofior Fimela ak Samba Dia Diofior Alhassane Ba Demba Thioub Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Alhassane Ba foofee ca Diofior mbokk yi ci noonu yegsi nañu ci njeextalu xibaaru digg bëccëg gi bu nees gisee ma dikk ak yéen ci xibaaru yéenekaay yi. dal leen ak jàmm Walf Quotidien nopp dalootina xëy duñu limal jafe-jafey tënk njiitu réew mi Macky Sall yéen cabinet jafe-jafey tar nañu lool dem nañu sax ba xoj njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram Walf Quotidien ci yooyu lay jafe-jafe bokk na ci immigration clandestine mi ne këtt ne jonn ndaw ñaa ngi sànku ci biir géej gi te ba léegi pexe amagul saafara amagul ba ko ñaareel ñàkkum ndox gaa ngi ni tar lool ci askan wi ba tax na askan wi saay su ne ña ngay ŋàbb seen siwok paan di rootaani ba ko ñetteel di accord de pêche yi mool yu bari ne tefes gi amatul jën ndax yile accord ci diggante nguurug Sénégal ak Union européenne ñoo leen sànk ndaw ñi amuñu xëy Walf Quotidien di ñu fàttali ay kàddu Barthélemy Diaz mi jotoon a tuumaal nguurug Sénégal ne jot nañu koppar gu bawoo ci Union européenne gu toll ci fanweeri milliards ak juróom-ñeent ngir mun a taxawu ndaw ñi ngir ñu am xëy yéen kabri sursaane doon lu waral tey njiitu réew mi Macky Sall sas lu tolloog juróom-ñeenti ministre yoo xamante ne war nañu wax ak askan wi gindi leen ci wàllu immigration clandestine gindi leen ci ñàkkum ndox mi ba ci wàllu environnement ak licence de pêche yi rawatina jafe-jafe am ci suukar seek ñàkkum xëyu ndaw ñi ba ci ndorteel campagne gerte gi yéen kabri sursaane ñañu sas ci jamono ji te ñu war a wax ak askan wi ngir yàlla wax leen ñu dégg wax leen li am wax leen ñu li am doore ko ci jawr gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome ngelawaay waxal li am ci bile immigration clandestine ak li mu doomi aadama yi faatu ci géej gi Abdoulaye Diouf Sarr jawri ngi ñu denk wàllu paj mi ngir yàlla wax leen askan wi li xew ci bile feebar di coronavirus Aliou Ndoye jawri ngi ñu denk wàllu napp gi yërmande ci askan wi ngelawaay gindil askan wi ci li xew ci licence de pêche yi Serigne Mbaye Thiam seetal ci yàlla te wax ñu kan la ñàkkum ndox mi di dàkk ci mim réew Dame Diop jawri ngi ñu denk wàllu emploi waxal ci sa aqulaay taala ana fan la milliards Union européenne jaar yi mu jox nguurug Sénégal ngir taxaw ndaw ñi ci wàllum xëy Moussa Baldé jawri ngi ñu denk wàllu mbéy mi waxal ak askan wi ci li xew ci campagne gerte gi ngir dundalaat yaakaar ak bëgg-bëgg béykat yi Assom Diatta jawri ngi ñu denk wàllum njënd ak njaay wax ñu déggantaan li xew ci compagnie sucrière sénégalaise ndax ëllëgam mu ngi ci say loxo sursaane yéen ministre yi le askan wi ubbi nañu seen gët may leen nopp yéen kabri direct news ne mel na ni communication gouvernementale bi dafa am jafe-jafe ba tax na njiitu réew Macky Sall bëgg a soppi doxalin am ay ministre yamu sas ngir ñu wax ak askan wi yéen kabri direct news ne askanu Sénégal yittewoo nañu di am information yu bawoo ci nguur gi saay su ne waaye duñu gis ku ñu waxal wala boo ka leen waxal réew mi quotidien ma ngoog fukki fan ak ñeent yu ne gouvernement bi dina ci janoog taskatu xibaar yi ngir gindi askan wi ci lu bëree bëri ci réew mi yéen cabinet la ñu daan rumbanaat ci suuf moom la ñu bëgg a wax ci biti yéen cabinet 24 heures ne wax ji mooy ñu ngi leen di xaar ci immigration clandestine bi lee mi tere nelaw askan wi yéen cabinet commerce de la mort bangog mel ni njënd ak njaay gu soppeeku musiba yéen cabinet nguur gi am na ci wàll ci licence de pêche yi ndax mool yu bari amatuñu yaakaar ci géej gi ne tefes gi amatul jën ba tax nañu langaamu ci gaalu looco yi ngir wutali bitim réew amee fa koom am na ci ay capitaine u gaal yu dund ci ndoddo askan wi fayeku leen lu takko takku te ñooñee ñu bari ci ñoom barsax la ñu mujjee yéen cabinet libération ne ca yoonu Espagne la ñàkkee bakkanam ci anam yu méttee métti xale bi di Dudu Fay toll woon ci fukkat ak ñeent waajuram a ko jëloon boole ko ci gaalu looco yi xale ba mujjee feebar ca biir gaal ga benoone muy faatu ñu fab sànni ci géej libération ne waajuram moomule di Mamadou Lamine Faye dina jàkkaarlook yoon tey ay kàddoom ci biir yéene kaa bi Mamadou Lamine Faye ne amutoon yéene sànk doomam Le Quotidien xëy xuus ci géej gi ak lim bu takku ci ay mool yu jotoon a teer si ca Caaroy sur Mer teeraaleeg feebar gu yéeme lool gu doy waar lool yéene kaa bi ne yooyu le mool ñu bari ci ñoom faj nañ leen ba ñu wér ci jamono ji jëlaat nañu gaal yi delluwaat ci géej gi yéene kaa bi di Le Soleil ne Caaroy sur Mer googule maanaam Caaroy géej bu weesoo coal feebar ga fa juux fan yi Caaroy googee
raay ba fa la jaar fa laay otoraay yu yëpp toxique di jaar maanaam yu yëpp tooke fa la tiwo yu sar jaar yenn saay mu am lu fette ca tiwo ya tàmbale wutali dëkkuwaay ga yéen cabinet ca Thiaroye sur Mer googule yenn saay ab train saaraan fa ay kàddoom ci biir yéen cabinet Le Soleil njagaña di maire bu Thiaroye sur Mer ma ngay woote wàllu ngir ñu taxawu dëkkam ndax ñu bari ci askan wa seen bakkan a ngi ci xottu gerte ndax musiba galeen mun a dab saay su ne yéen cabinet li quotidien politique lu ne la nereeroo amul ñàkk waxtaan a am yéen cabinet léegi maître Moussa Diop ma jiitoon Dakar Dem Dikk jot naa diisoog Barthélemy Diaz ba jàmm ne ñooy yéen cabinet ñu fàttali ne ka dox diggante ba du kenn ku dul Ousmane Sonko moo taxal diggante maître Moussa Diop ak Barthélemy Diaz ba maître Moussa Diop fab sax neenal maanaam dakkal plainte ga mu jébaloon yoon ngir ñu mun caa déglu Barthélemy Diaz yéen cabinet plainte googule maître Moussa Diop fab na ko taxañ ko dugal ko ci poubelle ba Vox Populi la mangoog ñoom ñetti ñi le def nañu ab say bokk na ci Ousmane Sonko Barthélemy Diaz ak maître Moussa Diop te ne woon ca Dakar Dem Dikk réeroo doxatul digganteem ak Barthélemy Diaz maître Moussa Diop moomule bana APR ma nga ca kujjeeg politique ba te mun naa teeri ca Pastef bu Ousmane Sonko ngir ñu boole seen doole jàkkaarloog njiitu réew mi Macky Sall yéen a bi di l'Observateur ne mel na ni njiitu réew mi Macky Sall ay ndëgg sërëx la lalal gaay yi jëm ci wàccaayu élection locale yi te moo ne de jàppoon nañ ko ñaar fukk ak juróom-ñett ci weeru mars 2021 waaye mel na ni dàq nañ ko ba ci weeru octobre 2021 doon lu jaaxal lool kujjeeg politique bi yéen a bi di Le Témoin ne am nañu tàmbale am jaaxle ci campagne gerte gi ndax na mu dooree du ngeneel ay stockeur privé tàmbale ñaxtu ña ngay sàkku ñu fay leen lan leen amaloon ci at mi ñu weesu ak itamit joxaat leen crédit ngir ñu mun a soobu ci bile campagne bu dee ca Kaolack béykat ya fa ne du mooyu nañu njëgu kilogaraamu gerte gi toll ci juróom fukki dërëm ne xeeb nañ ko lool Walf Quotidien xëy di ñu leeralal ci mbirum Ahmad mi jiite CAF yéen cabinet FIFA jot nañoo yëkkate ay daan teg ko ci ndoddam maanaam ajandi nañ ko ci lépp lu jëm ci yëngu-yëngu football fileek juróomi at gannaaw bu FIFA gisee ne Ahmad mile na muy doxalee ca confédération africaine bu football maanaam CAF dafa déppoowul ak charte yi ba ko ñetteel tudd nañ ko ci wàllu jalgati koppar ak wàllu corruption maanaam guerre Walf Quotidien sampab laaj ne ndax newul ne ñii li footballu àddina gi ndax dañ leen di gëram déet gannaaw bu ñu xoolee coow li toppoon Blatter topp Michel Platini ba ci Lamine Diack tey Ahmad yéene kaabi di sursaane kii di procureur spécial ca CREI di Abdoulaye Diagne topp na jarbaatam ba yóbbu ko kaso yéene kaabi ne njëndum woto moo leen boole gannaaw bu jarbaat ba di Mouhamadou Touré xamale procureur ne gis na woto guy jaay te njëg ma toll ci ñeent fukki millions ak juróom ca la procureur fab lu tolloog ñaar fukki millions jox ko avance waaye la jaaxal procureur mooy toog na ab diir te gisul woto te ñaar fukki millions ya mu joxe woon jotatu ci tax mu clamé ci yoon jarbaatam Mouhamadou Touré mi yoon daan lu tolloog juróom-bennaatu kaso. mangoog mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi jaajëfal Modou Fall feggoog Jacques Préra ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendoog jàmm ak programme Baatu Askan Wi yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi bu nees gisee seen mi-journée ak Pierre-Edouard Faye.